asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora ñu ngi am mbégte ak kontaan ñëw fi tey di seet si une grande dame muy honorable Maty Mbow nekk responsable politique APR nekk conseillère économique sociale et environnementale nekk fii ci Thiès di représenter tamit diaspora bi honorable ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi leen di fay di nuyu suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fay naa leen bu baax di leen dalal nag jàmm ak salaam fii ci kër gi. jërëjëf honorable yow yaa nekk conseillère économique et social et environnemental nekk ci diaspora bi ñu bëggoon xam ndombol tànk yi nga xam ne yor nga ko lan lay jëriñ ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ban utile la leen mën a amal. waaw xam nga ñun dañoo nekk Italie di liggéeyal son excellence le président Macky Sall nekk ci parti APR yàlla def ñuy dox di dox xam naa dinañ ci gën a jëm ci kanam ba président indi ñu fii Sénégal nommé ñu au conseil membre au conseil économique social et environnemental mu nekk institution bu am solo ndax ñun ci institution boobu dañuy joxe ay conseils di joxe ay recommandations président Macky Sall à travers un sujet boo xam ni thème boo xam dañ koy teg ñu saytu problème yi wax dëgg yàlla que mu nekk ci diaspora bi mu nekk fu mu mënti doon thème bu mu mënti doon dañ koy indi teg ko waxtaanee ko trouver des solutions indi ay avis ay recommandations tegal ko son excellence le président Macky Sall. am na solo ko wax conseil nga nekk ci diaspora bi comme ni ko waxee di représenter au conseil boobu noonu léegi yow bëggoon nañu xam tey li nga xam ne mooy immigration clandestine tey yan kii ngeen ci dox yan pas ngeen ci doxagum ak fu ngeen ci toll yéen. waaw maa ngi lay sant nag ci question bu am solo boobu ndax yàlla dafa fekk marché bi passé bi coow li di am. ci Sénégal yëngu dafa fekk ñu nekk ci benn thème bu am solo mooy immigration irrégulière bi nga xam ni wax nga ko léegi beneen thème bi moo nekkoon assainissement ak inondation ñun nag yàlla def ñu bokkoon ci commission bi nga xam ni dañ doon saytu mbiru immigration irrégulière wax dëgg yàlla ñu waxtaan ci nag lu bare trouver ci aussi ay solutions yoo xam ne yaakaar naa bu ñu ko tegee à travers surtout l'emploi des jeunes ndax boo xoolee jeunes yi lu ci bari ñoom ñooy jël gaal yi di dem bitim réew ma yaakaar ni tey bu nu leen taxawalee fii wutal leen liggéey fii ñu tekki ndax ñun li ñu war a gën a wone ci sax mooy bitim réew ni mu mittee parce que ñoom en fait rêve lañ koy def li ñuy wax naan damay dem tukki su ma demee damay tekki xam ne ñoo nekk fii ay responsable ak ñeneen ku lim juum ñooñu ngay dem àndandoo ak ñoom liggéey ndax ñun président Macky Sall rek moo ñu ñor du ñu dem di xëccoo lenn nag parce que ñun fa ñu dëkk muy Italie defe naa ràññee nañu fa kon bu ñu ñëwee fii tamit Thiès topp ci ginnaaw ñooñu rek la ñu mën àndandoo ak ñoom lëkkaloo ak ñoom ngir liggéey fii ci Thiès. dëgg la am na solo nga nekk jigéen tamit di yëngu ci politique ku ne xam na ku wax jigéen rek wax jafe-jafe àdduna ñu may laaj est-ce que tamit Thiès fii ndax tamit am nga ay projet wala ndax yaa ngi waajal ay projet pour jàppale accompagner jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii surtout sa local de mooy sa base bi nga xam ne mu ngi Thiès. waaw boobu tamit am na solo ndax dama ciy taxaw ndax entrepreneuriat man daf maa mas a neex man dama bëgg kuy entreprendre man yàlla def na ni avant muy dugg ci politique bi. dama doon liggéey bi ma liggéeyee ba dugg ci politique bi xam nga politique aussi il faut nga am temps yu ci bari ma bàyyi ko waaye dafa fekk ni dafa amoon benn maire bu ma dëkkal benn tubaab boo xam ne dafa maa jàngal lu bari genre ràbb xam nga tubaab moom mënul toog jàng lu nekk moo ma dem jëndal ma matériel bi indil ma sax ay livre jàngal ma ba ma man ci laa commencé woon en Italie di defar ay caq façon bu nekk nag mën naa ko di nas di jaay dama daan dem màggal bu jotee dama daan lal defar sama caq yi ba ci am commande yu bari mais après aussi li ma la wax rek politique temps lay laaj yu ci bari nga bàyyi ko waaye dafa nekk passion boo xam ne ci man bi ma ñëwee fii dama ko dundalaat fu ma amee temps libre rek damay entreprendre samay création xam naa après dinañ ci xuus dinaa la ko won buñ ci gënee dem ba ci kanam maay loolu yemuma ci loolu man fii damay dem ci jigéen ñi parce que damay gis ni dañuy ay jàmbaar lañu jigéeni Sénégal ak yu bitim réew yëpp mais rawatina nag bu Sénégal da nga leen di gis ak ay avec man fii am na ci groupement yoo xam ne dama leen di waxtaan ak ñoom pour ñu def ay GIE maanaam di liggéey ndax gis naa ne ñu ngi leblante ci seen biir ak avec yeeg yooyu à part soutenir leen damay yëkkati sama ñaq di leen ci jàppale mais aussi dama leen di ñaax
ci ñu créer ay GIE pour mën a liggéey waaw ndax bu ñu indépendanté rek kër gi day gën a neex ndax bu góor indee jigéen indi rek kër gi dafay gën a neex. jërëjëf bëggoon nañu tam xam comme yaa ngi dëkk Thiès tamit te yaa ngi nekk responsable du politique dëkk Thiès est-ce que am nga idée pour présenter wu ci élection locale yi nga xam ne moom lañu dëgmal. ba xamuñu dañoo nekk ci parti te ku ni parti ni discipline de parti ñun am naa yaakaar ne ñun suñu njiit la ñuy déglu au passage di sant son excellence le président Macky Sall cant gi dama naan sax duma ko yemale rek ci man personnellement mais li muy liggéey ci biir Sénégal donc moom la ñuy déglu ci local yi waaw man nag comme ni ma la ko waxee moom fu mu nu mu ko waxee rek wala nu mu ko bëggee rek noonu lañ koy defalee incha allah rabi noonu lañ ko koy defalee waaw kon local yi moom en tout cas on est prêt pare nañu képp ku mu fi teg ku mu manti doon dinañ topp ci ginnaawam àndandoo ak moom lëkkaloo ak moom liggéey ko fii ba gagner les élections locales. di nuyu la jaar baax di bëggoon rek nga def témoignage ci honorable Kimbo. Merci beaucoup man am kontaan naa lool bëgg naa lool ci lii nga xam ne nii moom ngeen def tey ñëw fii kër gi fekk ko fi waxtaan ak Maty ndax Maty suñu doom la boo xam ne nii fi ko yàlla yóbbu ah yàlla suñu borom rek moo xam moo man ku nekkoon Italie la nekkoon dafa sëy ah président gis ni muy yëngatoo dugg ci politique bi man sax man je ne parlais même pas de politique ah moom moo tax sax man xëy na man ma xaw cee dugg tuuti parce que quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux di kii fii di engagement am te monsieur le président de la République son excellence le président Macky Sall aussi ci lors de ces tournées là ci la ko remarqué aussi parce que ni mu daan waxee ni mu daan défendre la diaspora tax na ba mu xool ne kii c'est une valeur sûre moom laa wax léegi luuf ne ko man je l'appelle une valeur sûre mooy ko nga xam ne ni mën nga compter ci moom te ça c'est des qualités extrêmement rares actuellement parce que nit ñi dañoo dans ce flou là doo mën a xam ñi nga xam ne ni mën nga compter ci ñoom ak ñu mënul compter ci ñoom donc le fait que son excellence le président de la République compter ci moom gis ko ni muy waxee ni muy doxalee mu xam ne kii day bu ko jëlee dina ko mën a liggéeyal loolu am nañ ci mbégte kontaan ci aussi di ko ci féliciter. loolu dafa indi une certaine veillée loolu ñu ko daan def di ko jàngal ñaq ak sonn ak liggéey tax na ba elle a toujours continué sur ce chemin là et ça c'était extrêmement important donc c'est des vertus yoo xam ne c'est des valeurs yoo xam ne nii ñun war nañu cultiver au niveau de nos familles et au niveau de nos enfants vraiment man de sur ce plan là lu rafet rek laa koy def di ko ñaanal yàlla yokk man bu baax may ñu gudd fan ak wér ndax lii ñu am nii lu rëy la loo xam ne nii et man xam naa ne xel ne bu continuer mën a am dem feneen sax mën a egg feneen j'en profite pour remercier monsieur le président de la République parce que man cheminot laa woon j'ai fait 37 ans d'administration 37 ans def naa ko te y avait des problèmes man maa ngi dem retraite 2001 1964 laa dugg chemin de fer 64 ba 2001 donc vous voyez ça fait 37 ans yoo xam ne nii nekk naa ko agent du chemin de fer et il y a eu des problèmes parce que le chemin de fer est passé de RCFS à SNCS après changé encore ñu privatiser ko monsieur le président Wade a privatisé le chemin de fer donc mu changé encore statut alors tous les cheminots yi nekkoon ci biir société yooyu dañoo subir des mutations am ay problèmes yu fa amoon yàgg fa lool alors quand donc les cheminots sont venus la voir fii vraiment di ko wax ay problèmes dafa leen wax ne ni man sama papa sama waajur ngeen da sama papa fi la nekkoon ci yéen et def na ci li aussi li man góorgóorlu na ci non seulement sensibiliser na ci les autorités bi l'autorité suprême monsieur le président de la République mais suivre na dossier itam ba mu aboutir ba mu am aboutissement parce que ñoo xam ne amee nañu 20 ans 25 ans 30 ans liggéey nañu ko di xaar loo xam ne ñëwul mais yàlla def ci jaarale ko ci moom ba ñu ñëw fii ñëw na fi ñu guddi ñëw na fi bëccëg mu ne leen man de li man dinaa ko def bu loolu aboutir man dama ci am mbégte am ci contentement am ci fierté bu mag a mag a mag a mag. dëgg la ñu jóg rek si fi nga xam ne fa nga jóge muy Italie ñu bëggoon xam rek tey naka nga gisee immigration bi foofu ak yan relation nga am ak ñi nga xam ne ñooy les sénégalais yi nekk foofu en Italie. waaw yàlla dafa def nag man li ñuy wax rek naan boo demee bitim réew ba génn mbooloo mu baax
boo gis rek dugal ci sa loxo. yàlla dafa def bi ma demee Italie dama dugg ci association yi bokkoon ci association bi gën a mag Bergamo laay wax parce que Bergamo laa dëkk bi gën a mag ci nord bi muy ASOSB demoon naa sax ba nekkoon présidente sociale bi affaire sociale bi jëloon naa ko man pour te dire que ni man loolu dama cee mas a œuvrer ba loolu weesoo itam duggoon naa ci daayira benn daayira boo xam ne mooy Touba Zingoña boobu tamit ñëpp dégg nañ ko boobu tamit bokkoon naa ci daayira bu ñuy wax daayira Soxna Jaara Buso kon jaxasoog nit ñi dafa ñun avant politique bi sax fekkoon nañu ci ndax mbooloo yu baax yooyu nga xam ne dañuy dajaloo di waxtaan ci seen bi di dimbalante nag surtout nag dimbalante bi di dimbalante di liggéeyal sëñ bi ñun loolu dañ cee duggoon waaw loolu avant politique bi la sax nag kon liggéey ak ñoom du jafe la preuve luñ ci yëg ci jafe-jafe dinañ ko àggee fa mu war a àgg ndax ñun suñu leader dafa am baat boo xam ne daf ñu ko yàgg a wax mooy que ni képp ku nekk sa gox ba nga nekk soo fa liggéeyee la nga war a liggéey kenn du taxaw ci sama kanam di ma jàmbat kon dem leen ci askan wi ngeen xool seeni jafe-jafe la ngeen ca mën a lijjanti ngeen lijjanti ko la ngeen ca munta lijjanti ngeen jàllale ko ca kaw ba ñu lijjanti ko. damay profito di la wax sax sama nomination xëy na yàggul 1 an la mais fa ma dëkk di Bergamo keroog ba ñu amee problème ñu bind son excellence le président Macky Sall bind ko wax ci rajo yi wax ñu ko ñun ñi tamit ñu amoon occasion le 4 décembre président Macky Sall recevoir la diaspora. loolu nga xam ne waa ASOSB dañ ko doon jooytu muy benn këru Sénégal laa la wax des milliers de personnes ay xale yu ndaw laay wax sax nag di ca jàng alxuraan suñu événement yëpp fa lañ ko daan defee ñuy dem ba jamono mitti amatuñu woon lu ñu war a fayee kër ga. ñu nar koo nangu tubaab bi nar koo nangu ci seeni loxo ñu manqué woon xaalis doon demander appui président bañ ko yëgee ci audience ba dañ ko wax son excellence ñëpp di dégg waaye son excellence aussi dégluñu. xam ne il est le président de tous les Sénégalais parce que bu doon politiquement parlant ñëpp xam na ne Italie moom 2012 la ñu ko gagné xam nga kon nga ñëw fa Italie waaye nag xam ni moom il est le président de tous les Sénégalais te fépp fu Sénégalais nekk am fa jafe-jafe da caa war a taxaw président taxaw na keroog jox na leen enveloppe boo xam ne 65 millions la ba tey jii mën nañ ne kër gi kat alhamdulilah rabbil alamin delloosiwaat nañ ko ci suñuy loxo amaat nañ ko moomaat nañ ko xale yaa ngi fay jàng alxuraan activités yi daayira yeeg yëpp ña ngi ko fay def ay nawetaan ak yëpp këru Sénégal ga daal yàlla def na ni nangu jëlaat nañ ko kon loolu ñoo ngi ciy remercier son excellence le président Macky Sall loolu nag suñu taxawaay aussi da ciy am solo ndax dëkk fa nga dëkk mu am problème président Macky Sall di ko résoudre yónni la fa. am naa yaakaar ni loolu contentement la waaye dañuy delloowaat njukkal rek son excellence le président Macky Sall di njukkalaat encore waa ASOSB di leen encourager ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey foofu ci Bergamo. am na solo yaa ngi wax léegi nga ne Italie échéances yi passé dañ leen fa gagné bëggoon nañu tamit ñëwaat foofu tuuti lan nga jàpp ne moo waral Italie ñu gagné leen fa ci élection yi ñuy passé. waaw ñëpp xam nañ ni nag politique moom ak ay coow ak ay jàppal bàyyil ñoo ànd loolu kenn weddiwu ko en 2012 gagné nañu haut la main référendum ñëw ñu perdre ko législative ñëw man mi maa nekkoon candidate bokkoon naa ca candidate ya nekkoon tête de liste yàlla def loolu antuwul ñu gagné ñu fa présidentielle bii passé itam ñu gagné ñu fa waaye n'empêche xam nga boo bëggee sa leader gëm liggéey doo toog di seetaan ñoo ngi waxtaan président aussi mi ngi yabal ay ndaw foofu te ndaw yam fa yabali donte ñoo ngi Sénégal yëg nañu lépp ndax ndaw yooyu itam ñu ngi joxe suñuy xalaat ci ay solution nu ñu mën a def ba lëkkaloo doon benn gagner son excellence ndax Italie bokk na ci ñi nga xam ne président dafa leen a bëgg ci seen biir xol ndax it mënoon nañoo perdre mu ni man bàyyi naa leen waaye déedéet tey la fa gën a mën a def tey la ñu gën a mën a déglu tey la gën a mën a yebal ndaw foofu pour mu ñëw di saytu problème mu parti bi pour ñu résoudre ko avant élection législative yële di ñëw incha allahu rabbi ñu indil ko ndam bu rëy a rëy loolu mooy suñu mbébét. dëgg la am na solo nga nekk femme politique waaye tamit nekk femme entrepreneur ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci li ngay entreprendre ak naka nga ci duggee. waaw xam nga wax sànq wax naa la nii la dama daan nas ay caq ñu jóge ci may ràbb et tout ça. ràbb tey bu ma jëlee fil lu ne mën naa ko ca def mais bi ma ñëwee comme ni ma la ko waxee passion la fu ma amee temps libre rek liggéeyu ma rek sama kër léegi ñu génne ma fi xam naa ni moom fii moom léegi ñu génne ma ndax def naa ko atelier
daanaka soo gisee fii nii ñu toog man dama gën a opté ci récupération da ngay gis tey yi may def nii këyit laa koy defaree journal da ngay gis journal nit da koy lire ba pare sànni ca mbalit ma am na ci yoo xam ni ay kii laa koy defee kudd à jeter yi da ngay dem ci ngénte ñu lekk ba pare jël kudd gi sànni yooyu dama koy récupérer œuvre yaa ngi nii ñu jàkkaarloo ma pare léegi nii dinaa yëkkati benn won la ni la à travers benn journal benn mën nga cee def loo xam ne mën nga koo jariñoo ba yi nga gis décoration yi nga gis ci kër gi yëpp man maa ko def à travers des pic brochette yoo xam ne da nga koy jël da ngay def brochette ba pare sànni wala dara ma jël ko récupérer ko loolu nag xam nga lan lay firndeel apport bi nga xam ne waa diaspora bi am nañ ko au Sénégal ndax olof dani boo tukki jee boo amul xaalis am fa xam-xam et je pense que ni ressources humaines bi am bitim réew expérience bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko bitim réew suñ ko ñëwee fii ñu jox leen ay conditions yu mat dinañ am ay entreprises yu bari mën a suqali réew mi mën a jël yeneen sénégalais yi sax ci emploi bii ñuy wax emploi des jeunes bii je pense que ne diaspora bi war na cee mën a am taxawaay bu am solo à travers na des projets yoo xam dañu leen di financer ñu ñëw fii ci seen dëkk ñu jàppale leen ñu jël yeneen ndaw ñuy liggéey ak ñoom loolu moom je pense que ni sama passion la te am na benn entreprise boo xam dama ko ubbi MBM tuddee ko Mati Bambiste Mbow décor bëgg a jël ñeneen nag bu ngeen xoolee am na ku nekk ci suuf benn jeune bu nekk di peinture su ma kii damay woo mais dama ci amaat yeneen idée maanaam ay colonie de vacances comme tey nii xale yi nekk ci mbedd mi di foo mën nga leen dajale benn ciseau benn colle nga ñëw toog ak ñoom fii xam nga di leen occuper bu loolu weesu aussi mën ngaa jël yeneen femmes yeneen jeunes ñu lii ko loolu dama ciy ñaaxaat aussi waa DER tey bu ñu defoon tey benn concours innovation daal di innover wut récupération parce que fii jeunes yi am naa yaakaar ni am nañu xarañte bu bëree bëri pneu yii da ngay gis ñu ci def ay salon pourquoi pas dajale ñooñu ñëpp ñi nga xam dañoo mën a innover di def ay récupération ñu jël defal leen concours les meilleurs jeunes yi nga xam ne am nañu xarañte ci dara ñu financer leen pourquoi pas donc loolu ay idées yoo xam ne la am naa ko te dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu woowu pour ñu mën a taxawal ay di organiser yu mel noonu pour l'emploi des jeunes jàppale aussi son excellence ci mbir mi ndax ñun peut-être que ay acteurs politiques lañu mais aussi dañoo war a dugal suñu loxo ci développement Sénégal. jërëjëf honorable tey bu fekkoonte ne tey amoon nga benn message booy jàllale ñi nga xam ne ñooy les Sénégalais la diaspora surtout ñi nga xam ne ñoo nekk Italie tey nga jàkkaarloo ñoom tey ban message nga leen di lancer ñi nga xam ne ñoo lay déglu ñëpp. waaw xanaa nag di leen ñaax rek di leen ñaax ndax ay jàmbaar lañu tukki ku ko deful mënoo koo xam ki ko vivre rek moo mën a nettali tukki 6 heures du matin 5 heures du matin muy neiger pour nga taal sa oto ça c'est tout un problème ñooñu yaakaar naa boo leen dee ñaax da nga leen di encourager rek waaye ay jàmbaar lañu bu baax a baax xanaa nag ñu gën a dajaloo parce que man je pense que ne diaspora bi war nañoo mën a gën a booloo di waxandoo ci benn kàddu bu boobaa yeneen dimbali sax état ci ni mu leen di jàppale loolu rek je pense di def ay fédération ci lu mu mënti doon fédéré wu bu dee daayira yi bu dee association yi ndax waxtaan ak ay fédération moo gën di waxtaan wala moo gën a yomb di waxtaan ak benn daayira wala benn association bennal ko kon li ma leen di lancer rek mooy nañu gën a booloo di fédéré wu ci benn entité comme ça état di leen gën a mën a jàppale li ci des aussi mooy xanaa rek di lancer ni ñu ndax gis naa ne bitim réew léegi ñu ngi def ay green pass ndax dañoo nekk ci mbas di jaale ñi nga xam ne génn nañ ci àdduna di muslu ci mbas mi ñi nga xam ne amagut ko yàlla buñ ko am di ñaax aussi parce que man dama naan même ñi nekk bitim réew war nañ ñoo mën a jàppale sax ci Covid bi ndax ñoom ñaqu nañu ñu ci bari surtout Italie sénégalais yu ci bari ñaqu nañu donc ñooñu war nañoo mën a jàppale nit ñi fii ba wax leen ci ñaq yi importance su ñaq yi ndax boo gisee léegi ñu ngi leen di bàyyi activités yi ñu ngi koy reprendre keroog journée daay xasida yi rek gis naa ni nit ñi dañoo ñëw am ku contrôler green pass bi mooy ñi nga xam ne ñaqu nañ ba pare donc loolu da cee am solo xam nga kon ña fa dugg ñëpp ñaqu nañu kon ñooñu war nañoo mën a ñëw jouer benn rôle bu am importance ci njaboot gi nga xam ne ñu ngi fii pour sensibiliser leen ñu dem ñaqu ji ndax ñaq bi fi mu nekk nii rek moo ñu mën a musal ci mbas bi.
jërëjëf honorable ñu ngi am mbégte ak kontaante lool doon la dalal nga nekkoon suñu invité ñu dalal ci waa Bitim Réew TV waxtaan bi am na solo bu baax a baax xanaa dañ lay bàyyi rek nga wax ñu sa dernier mot ak loo fa xam ne bëggoon nga ci wax te jotuñu la ko laaj. xanaa di remercier ñëpp ndax yàlla dafa def ni ba ma duggee ci politique ba léegi ca commencement ba jafe-jafe yu bari nag waaye liñ naan ko am wéeruwaay doo yomb ba max avant tout damay remercier sama famille métti na ndax am yaay wala am soxna boo xam ne day politique neexul da ngay tëj sa kër duñ la gis ay fan loolu wax dëgg yàlla maa ngi ciy sant sama famille bu baax a baax ci jàppale gi nga xam ne jàppale nañ ma muy bitim réew Italie di fii ma nekk tamit ci sama gis ngeen tey kër familial bi ngeen nekk sama ñoom papa sama ñoom yaay waaye itam mënumaa jóge fii te gërëmuma santuma ñi nga xam maak ñoom ñoo bokk langue politique gi Italie yaatu lool yàlla def ma nekk ci coordination du nord njàgg maa jàppale ndax man damaa yaakaar ni ci ay difficulté rek laa nekkoon ci politique bi mu métti lool jooy naa ba tàyyi waaye mu am ñoo xam ne dañoo taxaw su ma limee dinaa juum ndax mënuma leen a lim ñëpp coordination yëpp au nord ñëpp laa la wax nag samay xarit lañu damay déggante ak ñoom kon su ma jëlee remerciement bi teg ko ci loxoy le coordinateur du nord muy Garmigna yaakaar naa dinaa ëmbaale nord bi yëpp ak secrétaire général bi muy Louf Diop kooku mënuma wax ci moom parce que kooku daf ma jege lool man ñi ma jege du ma mën a wax ci ñoom parce que moo bu ma bëgg a utiliser rek dama koy xeeb mbaax nag du weesu yaa baax kon ñoom dama leen di remercier Italie gépp su ma nee Italie su ma ko jëlee teg ko ci loxoy moom it politiquement Pape Diaw muy le coordinateur national moom it dina ma ko séddaleel ñëpp ndax man dama naan awma ennemi ci politique ñëpp samay xarit lañu ndax fi ma jaar moo métti lool ci politique mu am ñoo xam ne dañ maa jàppale ba ma xam ne jàppale naa leen keroog ba may nekk tête de liste ñu dem def ay primaire ndax man dama yàgg xeex man bëgguma lu yomb man lu may def rek dama naan dama ko war a mérité bu boobaa lay neex te bu boobaa buñ la ko joxee di nga ko mën a dund ñu dem primaire ma nekk première Italie gépp xam nga loolu sas la waaw te yombul tamit ci politique nga ànd ak say nawle ñu jiital la tey jii keroog ba ñuy def sax ba ñu demee ci dem kanamu président Macky Sall ñu toog ñu ne Italie kan mooy wax ñoom ñëpp a gestu ne ma yow la nag dafa diis kon nag maa ngi ñaan yàlla li nga xam ne mooy seen yaakaar yàlla bu mu tas ci man li nga xam ne ñu ngi koy xaar ci man yàlla naa ko matale ba romb seen njort en tout cas oma seen fay waa Italie politiquement parlant te it maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp sans exception tey ñaan yàlla itam yàlla def victoire yi ñëw ndax namm nañ ko lool te président it namm na ko lool ci Italie kon défi boo xam ne war nañ koo relever te ñoo ngi ñaan yàlla ñu relever ko ci jàmm ak salaam incha allahu rabbi prochaine échéance buy am Italie daal yàlla nañ ko gagné haut la main jébbal ko son excellence le président Macky Sall. waaw maa ngi leen di sant tey gis naa teewaay bi ci seetse bi comme ni ma la ko waxee sànq di leen dalal seen liggéey rafet na macha allah di leen encourager aussi li ngeen tàmbali yàlla na ngeen ko àggale ak seen sago yàlla nañu dem ba télévision bi site bi ñëpp fu mu gën a kawee li nga xam ne moom mooy seen njort ci côté boobu sant naa leen parce que yéen ay professionnels ngeen. waaw bu ma jógee aussi ci coordination yeeg yëpp maa ngi sant aussi excellence Lamine Diouf muy consul bu Milan. kooku moom dañoo cheminer ndoo depuis 2009 yàlla def mu indi ko président indi ko conseil mu di ñu jàppale bu baax a baax yàlla defaat aussi mu jëlewaat ko conseil indiwaat ko Italie nekkoon ancien coordinateur national tey mu nekk actuel consul di ko encourager dama koy encourager parce que jëw bi rafet na c'est Italie gépp fu ñu toog dañ naan consul mi ngi liggéey bu rafet kon ñoo ngi koy ñaanal aussi di ñaanal aussi excellence Ndaw Fall mooy le secrétaire chargé de la diaspora ndax gis naa ne bi ma ñëwee fii Sénégal ba léegi lépp lu muy def daf ma cay woo ñuy sottante xalaat bu baax a baax récemment rek gis nañ ko ci tabaski bi ndimbal gi nga xam ne président wax dëgg yàlla dimbal na ko waa diaspora loolu lépp di liggéey bu rafet kon dañuy ñaan yàlla mu gën a continuer wax dëgg yàlla diaspora bi yépp indil ndam son excellence le président Macky Sall